ci beneen édition spéciale bu nu jagleel li xew tey ji ci actualité bi ñu souhaiter rek très bonne fête de la femme à toutes les femmes mu nekk nag fête boo xam ne sànq soxna Marième Dansokho mi ngi koy wax dafay tomber à chaque fois ci ay xew-xew yu metti mais bi moom daf cee raw tension boo xam ne wax dëgg fa yàlla kenn xaaru ko woon moo tax nag tey it ñu koy màggal ci la xew-xew waaye fi ñuy gën a defee taxaw seetlu rek moom mooy actualité bi nga xam ne moom moo am tey maa ngi ci plateau bi ak Daouda Mine ànd ci ak Chérif Dia soxna Marième Dansokho desandi ak ñun waaye itam sunu beneen gan fekk si nañu muy Sadikh Niass bu RADDHO Sadikh ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay di leen gërëm ci invitation bi. di nuyu seen téléspectateurs yi. mu ngi noonu ñu lay fay bu baax a baax ñuy waxtaanee ni ngeen ko xamee mbiram Ousmane Sonko xam ngeen ne moom ca fajar cuuy la ab ki koy layool avocat am ne moom maître Ousmane Sonko àgg na fa ba tax na foofu ca tribunal Pape Farah Gningue moom la ñu fay fekki ci assemblée nationale itam yëg ngeen député yi li ñu wax ña ngi ci ab liggéey boo xam ne dañoo bëgg rek ñu dakkal lépp lu ñuy toppee Ousmane Sonko xam ngeen ne itam askan wi bërki démb ak démb yeneen koy gis ci suñuy antenne ak ñoom yeneen plateforme activiste yëpp ñu ngi naan ñu ngi woote ab doxub ñaxtu li ko dalee tey fukki fan ak juróom-ñetti fan ci weeru mars ngeen baal ma ëllëg juróom-ñeenti fan ak itam gannaaw ëllëg fukki fan muy altine talaata jàpp àllarba di ay dox ñaxtu yoo xam ne dañuy ñaawlu li nga xam ne nee ñu dañ koo teg Ousmane Sonko te teguñu ko fenn te itam politique dong lal ko lu ci mën a am yooyu yëpp nañ ci fas yéene ànd ak yéen di fàttali itam doxub jàmm bi nga xam ne jigéeni Sénégal woote nañ ko bu à partir de 15h lay doon Chérif mais laata loolu je crois que mën nañu tàmbali itam waxtaan bi ni ma ko waxee tey mu nekk une journée décisive ci histoire politique bu Sénégal ak lépp lu ñu mën a wax quand même histoire privée la woon waaye dañu mujjee la ñu gis politique moo ca ëpp. dëgg la Faty xam naa jigéen ñooñu sax incha allah dinañu dab si ñoom it ci journée bi ci plateau yi bu ko defee seen initiative bu rafet boobu ñu daal di koy waxtaanee. mooy marche pacifique di doxu jàmm boo xamante ni bëgg nañ ko def muy kuréel gu ëmb ay jigéen yu bëri. nekk ci ñoom bëgg ñoom it yëkkati kàddu. ndax war nañ ci am taxawaay ndax bis bi déjà jigéen ñi leen ko jagleel. mooy li nga wax sànq tamit journée bi décisif na ci jëm ci histoire Sénégal ndax gi fan yi daanaka àllarba ba léegi nemmeeku nañ fii ay violence yoo xamante ni Sénégal xëy na mos koo dund bu fekkente ni tamit mës naa amit xëy na historiens yi dinañ ciy ñëwaat ba tax na ñi fi ñàkk seen bakkan bari na encore une fois ñu wéy rek di jaal seen i mbokk ñaan yàlla mu daal di dakk mais yaakaar it am na parce que dafa mel ni désescalade boobu ñu nemmeeku létoo baa ngi resserré wu ci justice bi ndax gis nañ comme ni ko miin analyser sànq. jëm rek ci yenn topp yoo xam ne toppoon nañ ko Ousmane Sonko appel à l'insurrection wala trouble à l'ordre public bu fekkente ne levé nañ li nga xamante ni mooy garde à vue bi am nañ yaakaar ne kon procureur ba dana classé boobee dossier mu des nag mbirum privé bi nga xamante ne kon ci 11h Ousmane Sonko dina jàkkaarloog le doyen des juges d'instruction di Samba Sall ngir rek ñu daal di koy waxtaanee. ba tax na comme ni nga ko waxee dinañ ci ànd ak Pape Farah Gningue ma nekk fële ca palais de justice su ko defee kon ñu ñëwaat rek wax loolu ba tax na kon ñu am mbégte kon dalal fii Sadikh Niass mi nga xamante ni kon moom moo jiite rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme di RADDHO ñu xam leen rek ñoom it seen taxawaay ci xeex àq ak yelleef doomu aadama yàgg na nag depuis 30 ans ba léegi ca jamono Alioune te bala ñoo dugal Sadikh est-ce que duñu dem tribunal dafa mel ne waaw Pape Farah mu ngi ci buumu jokkoo gi Pape Farah Faty. dégg-dégg bi dafa xaw a sori tuuti yaa ngi ñuy dégg. maa ngi leen dégg bu baax Faty. foofu naka la mbir mi tëddee jamono ji ñuy àddoo Ousmane Sonko yi egsi na ca fajar naka la situation bi foofu ak ambiance beeg décor ba. fii daal la Faty li ñu ci mën a jàpp mooy balaa nga yegg ci tribunal bi di nga wane sa carte presse ndax journaliste rek lañ fi bàyyi ñu accéder. te nag ay barrage yu bëree bëri la ñu teg ak i barrières yoo xam ne daal. ñii di way takk der yi di policier ak gendarme yi ñoom ñoo fa nekk nag ci koñ bu ne jógee ca côté Rebeuss ak ñi nga xam ne ñooy jógee ville ñi nga xam ne ñooy jógee côté Médina noonu la ñu def daanaka journaliste yoo nekk fii ci parking bi daal di taxaw nag janoo palais de justice bi nag di xool palais de justice mu ngi wéy gisuñu kenn koo xam ne tey ñëw na fi ngir wut si li nga xam ne moom moo nekk ay kayit wala lu nu mel takk der ak journaliste nga fay gis
jamono ji Ousmane Sonko mu ngi ci biir ñëpp a ngi fii ci biti ak journalistes nationaux yeeg internationaux yeeg gisaguñu tamit benn avocat boo xam ne mun nañoo wax ak moom mais dëkk bi yëpp forum bu faatee dafa mel ni Sénégal yi kenn liggéeyul yoon bi dafa calme biir ba fi nga xam ne fi lañ ñëwee ba palais de justice daal attraction bi yëpp fii la mais benn yëngu-yëngu amoo ko fi ñu ngi taxaw daal jàkkaarloog palais bi di xaar lan moo fiy tukkee janoo ki nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko ak juge bi nga xam ne moo nekk Samba Sarr. Daouda Chérif am ngeen ay laaj ci Fara wala ñu bàyyi ko ba ci kanam. waaw xanaa ñu bàyyi ko ba ci kanam kon ñu daal di ñëwaat bu fekkente ni am na lu bees mais Daouda rek li mu mel ni kon bu di justice fonctionne palais de justice mel ni kon kenn ñëwu fa dina am aussi jeexital ci procès yi parce que boo xoolee en temps normal am na ñun tëj waroon ne na yewi àtte leen. mais malheureusement situation bi tax na kon lépp tàggatéem bi foofu ca palais de justice ba. loolu moo am waxuma laa Dakar rek mais dans les régions aussi parce que boo gisee tribunaux yu bëri dañ leen a toj yàq ci lu bëri boo demee fii ci banlieue bi. Pikine Guédiawaye dañ ko toj boo demee dans les régions également que mu nekk ay Sédhiou que mu nekk yeneen régions yi dañ ko toj. te loolu nag forcément dafay am jeexital parce que li ñuy fàtte souvent. moo di tribunaux yi du questionner rek dañuy juger ay nit. mais dafa am yeneen actes yu nga xamante ne nit ñi dañ ko fay def yeneen li ñuy wax ay actes extrajudiciaires am na koo xamante ne tey bëgg na def concours bëgg soxla na casier judiciaire am na koo xamante am na dossier bu nga xam bëgg na ko déposer fenn soxla na casier judiciaire am na koo xamante ne laaj nañ ko certificat de nationalité da ko war a uti ji ak yeneen yu demee noonu yu nga xamante ne ça n'a absolument rien à voir avec benn dossier judiciaire donc yéen nag bu amee conséquences yi mooy nekk conséquences yu nga xamante ne dafa bëri beneen bi mooy tribunal bii bu Dakar boo demee da ngay gis ne par exemple dafa am lu ñuy woowee tribunal des flagrants délits boo xamante ne tous les jours du lundi au vendredi dafay siéger mooy ñi nga xamante ne soxlawul ñu dem instruction soxlawul na mooy ñi nga xam affaire ay vol la ay chanvre indien mooy ñu yemamaay yu nga xamante ne pratiquement ñoom ñoo nekk ñu ëpp ñu nekk ci kaso yi boo demee Rebeuss maison d'arrêt la mais ñi fay ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fa denc kenn jugé guñ leen dañ ay détenus provisoires lañ donc nag tribunaux yi nga xamante ne mooy des flagrantes li nga xamante ne du lundi au vendredi dañu doon siéger c'était pour que ñoom seen dossier di jàll ñu juger leen ñu xam fu ñu féete bu ñu leen waree bàyyi ñu bàyyi leen bu fekkee ne war nañ leen tëj ñu xam au moins fan la ñu féete mais yu mel nii bu amee blocage dafay am ce qui fait que mu tudd gendarmerie ak police dañuy continuer di déférer ñu continuer di place sous mandat de dépôt kaso yi di gën a fees te duñu génne parce que tout simplement tribunal du fonctionner donc conséquences yi dafa nekk conséquences yu nga xamante ne conséquences yu énorme lay doon quand même. Très bien. léegi ba léegi rek kon Fatou ñi ngi doon wax sànq di présenter monsieur Sadikh Niass mi nga xamante ni kon moom moo jiite RADDHO ñoom société civile bi it gis na bi coow li tàmbalee ba léegi ngeen ay communiqué ay déclaration dernier développement yi suivre nga ko sur l'affaire Ousmane Sonko seen médiation bi fu mu toll. jërëjëf maa ngi gërëm di leen sant di dëggal rek li ngeen fi wax léegi ci jeexital yi nga xam ne mbir mi jeexital na ko ci dundin askan wi dañu ne commencement bi affaire Ousmane Sonko la ak Adji Sarr ñu ne affaire la ñaari nit la ñaari sénégalais mais léegi ñëpp xam nañu ne rax na politique dépassé na loolu luy dem di dem ba nga xam ne daanaka dafa mel ni li ñuy wax dëkk bi yëpp réew mi yëpp la yëngal mu yëpp la yëngal ba ci bitim réew boo gisee li xew ci yeneen réew yi ay France ay ñiy manifester foofu ambassade yi tey dégg nga leen ñoom ñëpp ñu booloo ñu ne les amis du Sénégal ñëpp wax ni ñun tamit ba boobu amee dañoo dajaloo ñu ne nañ leen duñ toog rek di xoole wala ñu toog rek ne RADDHO la def suñ communiqué ñële def seen noonu nañ ko booloo parce que mbir mi ngi commencé ëpp doole. ñu créé li ñuy wax plateforme bi nga xam ne moom la ñuy wax jàmm réew mi. plateforme jàmm réew mi nag. ñun ñëpp dañu boole suñ doole. comme nu nga ko waxee am ci ñoo xam ne dañ leen yónni ñu defi. médiation dañ koy wax médiation sax mais xëy na tur bi moo xaw a nekk français. mais li ñuy wax mission de bons offices la. maanaam ngay doxi tànki jàmm. ñi siy dox tànki jàmm. boobu ba léegi dem nañu si ñoom Alioune Tine ñi nga xam ne ñooy suñu mag yi ñooñu la ñu boole ñoom Madi Ndiaye Alioune Tine ak ñeneen ak Safiatou Diop ñu créé li ñuy wax benn groupe de contact boo xam ne ñoom ñooy dox ci diggante yi
dem gis ñi nga xam ne jege nañu président wax ak moom ndax li ñu gënoon a bëgg mooy président si boppam jóg wax ak askan bi loolu la ñëpp doon xaar ñëpp di xaar la ba léegi tey sax ñu ngi koy xaar mais est-ce que yéen jàpp ngeen ne fii réew mi toll président tey dina wax fii ak lu yàgg parce que quand même askan bi loolu la ñëpp bëgg lu tere mu wax nag ñun xamuñu ko ndax ñëpp kilifa dina yi dem man maa ngi foon bi ñu doon def conférence de presse bi ci li ñu wax ne président promettre ne dina wax dans les prochaines heures waaw dans les prochaines heures donc on espère que pour ñun dafa xaw a jàmp dafa jàmp pour man démb la ci waroon tey daal dafa jàmp daal mais doguma la c'est-à-dire est-ce que président waroon na xaar bañ koy naan waxal di wañ la xoom est-ce que waroon na ak seen ñoo nag fii ki askan wi loolu kay lu ñu jaaxal la moo tax moom moo waroon wax sax bala ñu naan waxal bu tollee ba réew mi toll foo xam ne nii gis nga médias yi mënatuñ def seen liggéey yàq bi ñuy yàq ñun ñaawlu ñu ngi njëkk a ñaawlu nag di naqarlu ak di jaale ñi si gaañu naqarlu liñ si yàq ndax dem bay yàq ay tribunal yow li nga yàq yaa ko moom sa alalu ba ëllëg boo soxlaa état civil da ngay ñëw ñu ne la daloon na fi waa Tiwaawoon ak waa Wélingara bañ lakkee seen tribunal ñoom bu ñu soxlaa état civil dañ leen di yónni Wélingara ne leen demal Kolda nga def ay centaine de kilomètres dem xale yi doon war a def examen seen kayit yëpp ñu lakk ko yooyu dafa nekk yoo xam ne ni dafa mel ni ñi ko doon def amuñu conscience boobu buñ ko numériser wul déjà surtout numériser si bëri numériser wuñu ko tribunal fu mu ne nii ñu numériser moom bëriwul ci la ñuy jëm mais àggaguñ si foofu dim niveau boobu yàq matériel boo xam ne ay nit ñoo ko moom ay jàmbur même bu dee ay étranger suñu aada ak suñu cosaan dafa dëppoowul ak di bundu xataal étranger li ñuy wax réewum teraanga ñun teraanga la ñu xam étranger sax bu ñëwee ni ñu koy fonkee ñaari dañu naan da ngeen mel ni yéen kii yéen moom ngeen gën a fonk que ñi fi dëkk loolu la ñu xamal donc yàq yëfi jàmbur bokkul ci culture suñu culture donc dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a tamit inculquer bu dee ay jeunes militants ñu inculquer leen waaye nag groupe boobu doon manifester pour man ñetti pàcc la dafa am ñuy militant ñoo xam ne dañu naan seen militant seen leader la ñu bëgg ñu génne ko am na ñoo xam ne dañoo mer rek bàbbeeku bokk ci ak ñi nga xam ne dañ ci infiltré wu mooy ñi raas dem bi daf ci am te raas dem bi nag ñaari catégorie la am na ñoo xam ne dañoo nekk ci quartier bi nii rek bëgg lu ñu kii for dara daal di gàddu ay télévision gis naa sama buntu kër toog am numéro bu gàddu ay climatiseur kii daw robu gàddu mat la am ko yenn saako ceeb ñooñu benn la mais am na ci ay banditisme yoo xam ne nii ñooñu ay fetal la ñu yore dañuy tiire nga xam ne kii maîtriser na arme xaw ma fu ñu jógee nag xaw ma te ba léegi war nañ ci def enquête daal ñu leeral bu baax ñi toj banque yi ñu toj di jël xaalis yi di jël alal yi ñooñu fu ñu jógee yooyu yëpp mu nekk mbir yoo xam ne ñun tax na ñu booloo def ko suñu plateforme boobu li ñuy njëkk a ñaan mooy ñu def acte boo xam ne nii day dindi jàmm ci réew mi président nag lañ koy ñaan mu bàyyi ñi nga xam ne dañ leen a jàpp te acte fort yoo xam ne nii comme ñu bàyyi Ousmane du leen wàññi dara ndax buñ demee jàmm si la lépp xaj ñëpp jàmm si la lépp xaj bu jàmm amul julli sax dootuñ ko mënu même julli ci jàkka yi jàmm bu amatul réew yi amul jàmm duñ tal julli waxatuma ak naan dañ naan wala ay principe justice nañ kii yooyu yëpp nañ xaar yooyu du yàq dañ naan sàcc bu dul raw jarul yàq suñuy nelaw ah nañu fexe ba jàmm ji dellu si ñun xam nga dañu naan rado ñi dañuy dox ñun ay ak yelleefu doomu aadama la ñuy dox c'est les principes mais day fekk ñu nekk si jàmm mais bu jàmm xasee ba commencé yàqu nag dañu naan dañ taxaw ba jàmm ji ñëw ñu commencé war doxal yi ñuy doxal parce que réew mi jàmm la laaj jàmm lañ ko mos a xam te buñ ci amul dara du dox journalisme du dox rado dootu mën a liggéey ak yelleef doomu aadama dootu am jaaykat ba du dem ca jaaykat dootu jaay nit ñi nag sonn nañ loolu tamit dañ ko war a wax les gens sont ata ngi nii ñu ngi ci mbas mi mbas mi rek dafa doy coono ak stress saa yoo xëyee naan man mbaa du ma ko jàpp mbaa sama kii kële faatu na man toog naa fi une semaine boo xam ne li ma dégg ci ay nit yu faatu yu ma xam man ci sama bopp dama war a arrêté sax dem laqatu si benn parce que ñu bëri ni ngi di faatu nga boole ci nag ñu tëj leen
tëj la ba pare joxuñu la luñ la joxuñu la loo lekk confiné la nga nekkoon ci secteur informel bi daan dundal sa njaboot nga toog amoo loo lekk donc la frustration informel lay dundee frustration bi nit da ngay dem marché da ngay am ñoo xam ne dañuy xëy bu ñu demul marché sax duñu toog léegi bu ñëwee ci affaire Ousmane Sonko bi ñi ko doon wax sànq dogal bi nga xamante ni démb ci guddi ñu ne procureur jël na ko li nga xamante ni garde à vue bi ñu levé ko am yaakaar ni yenn tuuma yi jëm ci ay appel à l'insurrection wala trouble à l'ordre public ñu bàyyi ko am nga yaakaar ni ñi ngi ciy jéego ngir woyofal mbir yi ba apaisement am. loolu yoon commencement la mais nañu ko yeggali. buñ ko bàyyee affaire trouble à l'ordre public ñun sax dañu ne woon boobu bañ ko ci waxee moom dañu ne loolu moom waruñu si jàpp Ousmane Sonko. absolument ndax nit koo xam ne ñu ngi lay woo ngay wuy ji yeggaguloo. ñu daal di ne la da nga bokk ci manifestation non autorisée kii yooyu moom dañ ne woon yii vraiment waruñu si jàpp kenn. mais xëy na ñoom seen pexe la woon pour jàpp ko téye ko di ko jaarale si yoon mais suñu bàyyee teggi daan boobu teggi daan yooyu nga xam ne yëpp dañ ko si rax mu des affaire bële rek affaire boo xam ne diggante ñaari sénégalais la booba mun nañu ko bañ a pamti pamte ñu jaarale ko si yoon fi nga xam ne jarul ñuy yàkkamti bu ñu waree def li nga xam ne war nañ ko def à l'assemblée ñu def ko ci teey ba mat ba ñëpp gis ne lii mat na ñu teg lii moom ci boppam sax dama foog ne moom ci boppam moo war a gën a bëgg atte leeral mbir yi parce que lii luñ ko tuumaal bu dafa garaaw ba nga xam ne kuñ ko tuumaal da nga bëgg ñu setal sa der te gis nañu ne ñu ci am yaakaar ci dossier bi ñu gis ak PV yeeg yooyu yëpp lii man daal sama xalaat lay wax daal gisuma ci loo xam ne nii gravité boo xam ne nii war nañ si mën a tëj donc ñu dem justice ñu àtte ko ñu setal ko moom dama foog ne moom loolu moo ko arrangé waaye bu ñu fexe ba nga xam ne dafay mel ni genre complot ñi nekk si gannaawam parce que li ci rax moom moo ci waruloon a rax gis nañu viol bu amaan viol nag lu garaaw la moom léegi dañ ko criminaliser jigéen ñi yéen a ko xeex waaw léegi nag ñu bëgg ko taqal suuf buñ ko criminaliser ba nga xam ne góor gu nekk buñ la ko jiiñee rek dugal nañ la ci biir moo tax pour keroog maa ngi dégg justice yi ku ci mel ni Téliko mu ngi ko doon wax ne buñ ko tegee nii nag diisaay bii dina tax juge yi aussi tëj bi dina wàññeeku ndax lu tax bu amee dur rek dañuy bàyyi waa ji mu dem parce que ndax affaire u pénal la loo xam ne nii dafay waral am kii nu mu tuddati certitude mu wóor la amul benn jiixi jaaxa mooy tax ñu tëj si nit ndax lu diis la mën nañ ci tëj lu ëpp fukki at jëm kaw loolu lu wóor mooy tax juge du ko def bu amee ay jiixi jaaxa waaye gis nañu viol boo xam ne nii kañ violé en tout cas gisuñu ko ñun ñi ko bëggoon jàppale sax ñun ñi nga xam ne suñu liggéey loolu la ak yéega organisation féminine yi nga xam ne bu amee viol ñoom ñoo leen di encadrer utal leen avocat gis nañ fi AGS gis nañ fi ñeneen ay ñoo xam ne dañu am ay boutique yoo xam ne ku amul xaalis sax boo ñëwee ñoom ñoo lay jëlal lépp c'est ça waaye gisuñu est-ce que du problème sécurité parce qu'à un moment donné aussi elle faisait l'objet quand même de menaces de mort. waaw fii ñëpp tout le monde fait l'objet de menaces xam nga réew mi toll nañ foo xam ne moom man mi sax tey bu ma waxee mën ne kii d'accord aussi menacé ma dañu mais loolu quand même non loolu lu garaaw la parce que quand même xam nga naan démocratie wala liberté d'expression et cetera mais bu ñu demee ba ci réew moo xamante ni nit ñi ragal nañoo wax seen xalaat wala seen soxla quand même loolu c'est grave te yéen ñi nga xamante ni yéenay défendre droit de l'homme war nañ leen cee dégg pouvoir bi c'est vrai que war ta réprimer mais boo nekkee ci opposition wala parti boo mën a nekk gis na ni quand même ce qu'on appelle un peu terrorisme intellectuel dafa commencer nekk ci réew mi ba nit ñi sañatuñoo wax dëgg te loolu quand même lu grave la loo xamante ni aussi bëgg nañ ngeen ci yëkkati seen kàddu parce que noppi la nit ñi moom kenn mënu koo xalaat ci réew moo xamante ne réewu démocratie loolu moom dëgg la moom loolu ñu ngi ciy yëkkati sax mais dinañ ci gën a yëkkati ndax loolu àndul ak démocratie démocratie mooy nga fexe ba nga xam ne comme lu ko penseur bi doon waxee d'accord maag yow waaye dinaa fexe lu ma mën di def ba li nga war a wax nga wax ko loolu nag lu jafe la jafe naa fii bu ñu ko doon lim fii bi ñu ko doon nattee suñu réew da nga naan fii kenn démocrate dëgg la de ndax moom boo ma contraire rek dama lay jéem a écarter gis nañ ko partout ci góor gi ci ñeneen ak ñeneen boo leen waxee loo xam ne àndul ak ñoom li ñu xalaat rek ñu baare la
ñu baaral la dootoo bokk ci dara loolu dafa nekk loo xam ne du affaire démocrate mooy diversité d'opinion kii wax lii d'accordu leen mais ngeen ànd du tere sax boo leen génnee ngeen naan café boo ngeen ñëwaatee ci waxtaan bi kii wax nii ngeen waxtaan loolu mooy démocratie ñun loolu la ñu bëgg léegi nag Adji Sarr lu tax génnul ñu ne sécurité la mais sécurité boo xam ne nii aussi du police ak du gendarmerie moo la koy assurer mais ñeneen peut-être ñoo la koy kii gisatuñ ko parce que am na ñu doon def médiation sax mais mënuñ ko gis parent wala def médiation loolu itam dafa war a am ndax réew bu mel ni Sénégal dañ ci xamee ay nit ñoo xam ne dañuy dox seen ay tànki jàmm bu li amee ñu dem ci kii enquête def ci kii parce que ñun balañ see mun a dugg ba sori ci il faut moom ñu gis ko wax ak moom même bu dee dañ koy sous protection ak yooyu yëpp mun na nekk mais du tere quand même que nit ñi accéder ci moom parce que am na ñu ko gën a risqué fii seen vie ñu ngi accéder ci ñoom loo xam ne ni ñu mel ni par exemple journalistes yi ngay def seen liggéey mais terewul chaque jour ngeen ñëw am nañ protection yi fi nekk mais yàlla tamit mooy aar nit ki waaw léegi daal loolu la ñu xalaat te gis nañu ne am na yu si rax yooyu moo ci indi ay xel ñaar waxuma ne nag am na wala amul ndax ñun du ñu àtte ñooy àtte rek ñoo mun a wax waaye li sa rax moo ci waruloon a rax viol mos nañ ko fi gis nañ ko fi ba tey ay ati at ñu ñu violé ñu ngi porter plainte ñu ngi dem ci organisation yi ñu leen di jàppale mais bu dee yow bii c'est différent am na neen lu ci kii yooyu mooy indi xel ñaar yooyu sax man sax dama noon dossier bi dootuma ci waxati ay affaire Adji Sarr parce que tollatuñ foofu fu mu ne fu ñu toll mooy jàmmi réew mi dañ ko toppatoo ba pare ba ñëpp nekkaat ci jàmm ñu continuer doxal dossier bi te duñ ci lor kenn ci sargal nag jigéen ñi di rafetlu tamit li nga xam ne ñoom ñi ngi koy mébét maanaam bu ñu tollee fii waratul am jigéen bii APR la kii Pastef la kii la parti yeeg yooyu yëpp dañoo war a boole ak société civile jigéen ñi ñoo war a jóg ndax jigéen ñi ñoom ñooy gën a loru ci mbir yu mel nii gis nañ ko ci guerre yi ak dëkk yi am guerre yëpp jigéen ñi ñooy ñàkk seen jëkkër ñooy ñàkk seeni doom ñoom c'est seen économie informel ci la ñuy faral di gën a yëngatu te yii bu amee ñoom lay gën a impacté donc dañoom waratuñ xool ay waaso ñii naan lii lañ ñii naan Pastef la ñii naan ñëpp war a booloo ñu def doxu jàmm ñu xeex ko te dox boobu ñu encadré ko ñu def ko ci jàmm woote li ñuy woote ñi nga xam ne ñoo war a wax ci réew mi wax ci président de la république moom ñëpp mu ngi koy xaar vraiment dafa war a jóg def acte bu fort libéré ñëpp ne xoolal jeex na ñu bàyyi lépp ba ñuy continuer nekkaat suñu liggéey ñu justice door a mën a def parce que jàmm bu amul tribunal sax du ubbi wax na ko léegi ñu demee ba nga xam ne booy atte xeer yaa ngi fooy atte looy atte sa xel sax dalul pour nga atte ci sérénité lañ koy def président Macky Sall voilà moom la ñuy xaar quand même mu àddu ci mbir mi te bañ ko dalee woo yàgg na te démb sax maa ngi gis kenn ku naan est-ce que jaadu na peuple bi di commandé ki mu fal mu wax ñu ne waruñu woon a tolloog foo xam ne dañuy saraxu président de la république mu wax parce que askan wi ko fal ñoom ñoo ko soxla et ñoom dañu jàpp ne bu ko askan wi soxlaa dafa war a taxaw wax ak ñoom loolu foofu lañ koy xaar mu décortiquer encore une fois ni ko daaw da waxee le message quand même message bu exceptionnel bu extraordinaire moom moo am ci li xew ci fan yi Habib Faye mu ngi ci buumu jokkoo gi Habib noo def maa ngi nii di sant bu baax nekk fii assemblée nationale jamono ji ñi nga xam ne ñoo di opposition bi di député yi ñoom ñoo fi nekk ñoo fas yéene am lu ñu déposé ngir rek Ousmane Sonko nañu koy toppee ñoom ñu fas yéene koo teggi jamono ji maa ngi ak Moustapha Guirassy ki nga xam ne moom moo di sëñ Cheikh Bara Dolly ak ki Mor Kane ñoom ñoo ñëw jamono ji initiative bi ñu teewlu ki nga xam ne moo di Moustapha Guirassy moom mu liiral ñu rek li nga xamante ni moo leen fi tax a jóg. waaw jërëjëf ñoo ngi nuyu askan bi yëpp di sant suñu borom alhamdulilah rabbil alamin di gërëm di sant sunu président bu parlementaire bi ma jox kàddu gi di sant tamit sumay collègue Malick Gueye Mor Kane ak non inscrits yi fi nekkul ñëpp jox ma kàddu gi pour ma wax ci turu député
de l'opposition ak non inscrits li ñu dox tey ci suba si tànku jàmm la mooy xool de façon républicaine li ñu yoon may li ñu constitution may loo xam ni musuñu ko def Sénégal ñu def ko pour la première fois au nom de la paix au nom de l'intérêt supérieur de la nation poser acte boobu moom mooy def benn demande de suspension des poursuites contre Ousmane Sonko constitution may nañu ko règlement intérieur ci article 52 mu am tamit ci constitution article 67 74 ci sunu règlement ñun ñu visé article 91 17 ak 52 bi moo xam sànq di doon nag ñaan même député majorité yi ñu voté projet de résolution bi ndaxte moom mooy jàmmu réew mi moom mooy jàmmu Sénégal am na réew yoo xam ne ñu ngi bitim réew yoo xam ne souvent dañuy inspiré wu ci réew yooyu mu nekk ay réewu démocratie ñoom kat fàttali nañ ko plusieurs fois parce que ci 2 siècles am na 16 fois def nañu ay demande de suspension de poursuite ci 16 yëpp assemblée am na ci ndam 15 yëpp accordé nañ ko waaw ñun nag même règlement intérieur moo ñu tënk ñu am même puissance même doole xam nga mbir bi dafay wone tamit puissance ak doole assemblée nationale ci temps wu guerre assemblée nationale dafa am position dafa am taxawaay assemblée nationale justice moo mën a jël yenn loi assemblée nationale mën nañoo jël fii yeneen loi yoo xam ni pour remplacer modifier loi boo xam ni wala décision xam ni justice mën na ko jël assemblée nationale dafa am doole dafa am puissance wante assemblée nationale bu tëdd buy nelaw jéye la danger la ci réew kon lii xëy na député yu bëri dañu xamul woon ni am nañu possibilité boobu pour introduire benn demande de suspension des poursuites contre Ousmane Sonko moo tax tey jii ñun député parlementaire de l'opposition des non inscrits ñu bind ko ñëw bëgg ko jébbal président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse lépp pare na député yëpp signé nañu ñu ñëw nar ko jébbal wante nag question responsabilité la ci lettre boo xam ne exposé des motifs nee nañu président bi ak nee nañu député yëpp nañu góorgóorlu bañ a ragal kii jar ragal mooy sunu borom ak le peuple sénégalais mais soo ragalee loo xam ne yàlla may na la ko nga am sañ-sañ loi may la ko sa règlement intérieur may la ko constitution may la ko nga mën a def suspension des poursuites te suspension ak arrêt des poursuites du benn arrêt bi ñun amuñu sañ-sañ googu kooku mbirum justice la wante suspension ba fin wu session unique bi kooku assemblée nationale dafa am sañ-sañ boobu ak doole googu waaw su dee yoonu jàmm la ñuy dox su dee réew mi la ñu bëgg a défendre ay intérêt su dee am na ay kilifa diine yoo xam ni yëkkati nañ seen i tànk yu sell yu tedd dem gis kilifa yi dem gis ñu ñun pour ne yéen ñëpp dox leen tànku jàmm te fekk ñun ñi assemblée nationale am nañu les moyens légaux de poser acte boo xam ni sérénité dina mën a ñëw suñ ko deful dinañu wàcc suñu ànd moo tax ñu interpeller encore une fois les députés les 165 députés yoo xam ne ñoo nekk assemblée nationale pour une fois ñu bañ a topp consigne de vote pour une fois ñu bañ a topp ay logique parti pour une fois ñu mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation lii sunu sañ-sañ la wàccuñu jàdduñu koñ defuñu nekkuñu di ab def benn jugement di joxe ay ndogal et cetera loolu du sunu cër wante sunu cër mooy ni demander la suspension des poursuites kooku am nañu sañ-sañ bi maintenant ba kañ moom mooy ba session bi jeex tel que stipulé donc ci article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. loolu déposé lan mooy topp lan la war a doon. li ciy topp moom mooy président Assemblée nationale jébbal ko commission bi ñu ko war a jébbal ñu oo une plénière demander rapidement aux 165 députés ñu voter ñu nangu nañu ñu suspendre poursuite yoo xam ni contre Ousmane Sonko la. délai yi ñaata lay doon. délai yi ni ci ñoom mooy tey jii defe naa am na urgence. réew mi yëpp moo soxla paix moo soxla jàmm. ñun sunu attitude ak sunu position depuis le début c'est une opposition responsable liñ fi wax ak liñ fi jiital
constitution la ñuy wax ak règlement intérieur la ñuy wax jàmm la ñuy wax dëgg la ñuy wax loo xam ni moom mooy tabax dëgg moo tax encore une fois dignité parlement bi nii lañ koy mën a amee parlement bu siggi parlement buy taxaw di mettre en avant l'intérêt de la nation nii lañ koy waxee encore une fois il faut que askan bi xam ni le parlement l'Assemblée nationale dafa am doole dafa am loo xam ni lu bëri suñ ko joxee cër ak gëdd mu bañ a sëgg bañ a courber l'échine devant l'exécutif Assemblée nationale am na lu bëri boo xam ne mën na ko saafara. D'accord, vous revenez en waaw Fati. waaw Habib Wul Chérif. Habib Faye. Habib Guirassy dafa dem. maa ngi lay dégg Fati. Habib waaw doo ñu Guirassy bal moo dem ñoon am na ay laaj yoo xamante ni bëggoon nañ ko laaj bu fekkente ni dem na moom mi nga xamante ni kon moom moo ànd ak yooyu député di Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké mi jiite seen groupe parlementaire bu di fàttali ci Guirassy ci groupe parlementaire liberté et démocratie la bokk. bu parti démocratique sénégalais kon résolution bi ngir ñu suspendre. lii di poursuite di jëm ci Ousmane Sonko bëgg nañ koo laaj yenn laaj moom mi nga xamante ni kon moom moo wax sànq. Habib Faye. Chérif jamono ji comme que Moustapha Guirassy dafa nekk di def partie française bi léegi maa ngi nii ak beneen député bi nga xamante nit mooy Serigne Cheikh Mbacké Dolly itam xam naa ma bàyyi la ak moom Chérif Atia it am na ay laaj ak tontu yoo xamante nit dëgg la ak moom sëñ Cheikh ñu ngi koy nuyu moom it di fàttali ni moom moo jiite sax boobee groupe parlementaire photo yi ñu yónnee gis nañ ko ci sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay delloo siyaar di leen nuyu yéen ñëpp di leen. honorable waaw Guirassy wax na ko sànq na yéen déposé ngeen résolution boobu bu ko defee plénière daje ñu daal di voté daal di dakkandali mooy suspension li nga xamante ne mooy topp gi ñu topp Ousmane Sonko yéen nag laaju leen arrêt mais danoo rek dakkandali léegi li ñu ci bëgg a laaj mooy ban tontu la leen bureau bi jox bu fekkente ne gis ngeen président Moustapha Niasse bi nga xamante ne est-ce que am ngeen yaakaar ne moom ñoom mu jiite majorité bi dinañ daje ngir li ngeen sàkku ñu daal di koy def. waaw xam nga ñun li ñu war mooy comme ni ñu ko article 52 mayee. ñu am sañ-sañu def résolution ñëw dugal ko ci lii nga xamante ne mooy bureau Moustapha Niasse ñoo ngi nii ci bunt bi war a dugg léegi sama bureau. pour war a maanaam signé ko tamponné ko man ko dugal ci fi nga xamee ne mooy bureau président Moustapha Niasse bu boobaa nag comme lu urgence la jàpp naa ci ñoom lu ñu wax ñu ne maanaam urgence la ndax keroog bi nga xamante ne ñi ngi def conférence des présidents dem nañ ba àgg ci ne pour ñu dégg pour ñu amal plénière bi sax soxlatul ñuy def 48 heures mais 24 heures war nañoo war a mën a amal plénière pour li nga xamante ne mooy charte bi nga xam ne moo ñu tënk muy assemblée nationale sax dem nañ ba àgg ci bëgg koo violer ngir rek bëgg a gaawal li nga xamante ne mooy plénière bi pour yëkkati li nga xam ne mooy mbalaadum kiraay mu Ousmane Sonko. kon sëñ bi déposé gu leen kayit gi déposé gu leen ko. ñu bëgg a dugal tey résolution. pour que topp gi ñuy topp Ousmane Sonko ñu dakkal ko. jàpp naa loolu urgence la. kon normalement dans 48 heures war nañoo mën a amal. commission des lois mais dans 48 heures aussi war nañoo mën a amal plénière pour arrêter topp gi nga xam ne ni ñu koy topp Ousmane Sonko. man a déposé ngeen ko wala déposé gu leen ko. waaw ñoo ngi nii ci buntu bi ni war ko déposé léegi nii. waaw xam naa kon bu ngeen génnee dina am solo trop ñu am. waaw ndax ban tontu lañ leen tontu parce que foofu aussi président Moustapha Niasse. sëñ bi yaa ngi ci buum gi. mu mel ni kon dem na bëggoon na ñëw aussi ci voilà ci comme dañ koy déposé ci bureau bi Daouda Mine nga leeral ñu foofu rek diggante suspension ak arrêt nee na ñoom règlement intérieur assemblée nationale may na leen ko ngir ñu daal di koy sàkk bu fàtt ni assemblée nationale ñoom it am na rôle bu ñu joué quand même ci li nga xamante ne mooy dossier viol bi ñuy levé lii di immunité parlementaire bu Ousmane Sonko di fàtt ni député la comme ñoom. waaw damay d'abord rafetlu seen démarche. parce que je pense que démarche bu responsable la et démarche bu nga xamante ne mën na participer ci apaisement bi. absolument en revanche lu nga xamante ne comprendre ma ko woon ci opposition bi mooy le fait que ñu woote pour 3 jours de désobéissance xaw ma nangam ak nangam. manifestation pour man loolu dafay gën a indi pëccoxoo lu nga xam on n'en a pas besoin fi mu toll nii ci contexte bi ñu nekk. contexte bu nga xamante ne pour man ñëpp dañ ci war a jouer seen rôle. pouvoir bi jouer ci son rôle pour apaisement am opposition bi jouer ci rôle am pour apaisement am société civile également jouer ci rôle am pour apaisement. donc woote 3 jours de désobéissance day gën a yokk manifestation yi je pense que loolu du woon seen cër.
mais bu ñu ñëwee ba déposer ay yenn acte en tant que représentant du peuple xam nga pour que dal am loolu lu salutaire lay doon parce que règlement intérieur permettre na leen ko tey boo xoolee Ousmane Sonko tey bu demee ci justice c'est parce que dañoo dindi malaanu kirlaayam lever immunité parlementaire ña ko def ay député lañ sur la base du règlement intérieur bi nga xamante ne moom moo leen ko permettre woon de la même manière également règlement intérieur boobu moo leen jox possibilité bu fekkee dañoo topp ab député ñu demander la suspension des poursuites voilà jusqu'à ce que session bi di jeex parce que tey jii bu fekkoon dindiwuñu woon mbalaanu kirlaay Ousmane Sonko sax bu demee ba session bi jeex xam nga war nañ ko loolu du violer li naan séparation des pouvoirs comme ñoom c'est le non du violer séparation parce que tey jii boo xoolee pour ñu dindi mbalaanu kirlaayam ministère de la justice moom moo demandé woon à ce que ñu dindi mbalaanu kirlaay mu jaar ci procédure ba ñu dind ko léegi nag dafa am nu tey assemblée nationale dafa am initiative yi dafay jóge ci exécutif comme dafay jóge également ci député yi donc l'initiative des lois pour que mu nekk loi que mu nekk bépp initiative dafay nekk projet jóge ci état du Sénégal ñëw ci ñoom wala mu nekk proposition jóge ci député yi ñëw ci ñoom de la même manière nga xamante ne ñoom demandé woon nañ exécutif bi demandé woon nañ ñu dindi mbalaanu kirlaayam de la même manière également député yi am nañ possibilité demander la suspension li nga xamante ne moom mooy poursuite yi nga xamante ne engagé nañ ko et je pense que loolu mooy li nga xamante ne moom moo war a nekk appel bi mu def nag moo di député yi ñoom seen bopp il faut que ñu xam lan moo nekk seen rôle seen rôle encore une fois c'est des représentants du peuple l'intérêt supérieur de la nation mooy li nga xamante moom la war a jiite c'est pas des intérêts partisans des intérêts yu nga xamante ne parti politique wala nangam ak nangam day am fu nga xamante ne da ngay jël parti nga teg ko de côté nga jël nag ña nga xamante ne ñoom ñoo la joxoon seen carte pour que nga dem représenter leen nga xool li nga xamante ne moom moo leen arrangé moom moo gën ci ñoom nga jéem ko doxal et je pense que lii ñu def nii ça participe de cette bala ñuy weel waxtaan bi mu mel ni Abdou Mbow mi ngi ci buumu jokkoo gi ma bàyyi la nga jël ko. waaw moom mooy premier vice-président bu assemblée nationale honorable ginnaaw bi ñu la nuyoo dégg nga sa mbokk yi nekk ci kujje gi def nee na ñoom dañu dem ci bureau assemblée ba daal di déposer rek benn résolution ngir sàkku ci assemblée nationale mu amal plénière ci nam gën a gaawee su ko defee ñu daal di suspendre poursuite yi nga xamante ni kon moom la ni poursuivre kii di Ousmane Sonko. Première réaction ci loolu est-ce que ànd ngeen ci parce que tamit comme résolution la moom bëgg nañu am majorité pour bu ko defee mu jàll. waaw jërëjëf maa ngi lay sant di nuyu ñëpp ñi nga xamante nii mooy boroom xam-xam yi nga xamante nii ñoo toog foofu ci table bi. xam nga balaa ngay wax ànd nga teg àndoo ci da ngay jot résolution parce que dégg nga ki nga xamante nii mooy député bi wax léegi di président groupe bi. wax ne bu ñu jugee fii dinañu dem déposer ko maanaam ñun ñi nga xamante nii ay député lañ comme ñoom wala bureau bi nga xamante nii moo war a jot loolu nga xamante nii peut-être moom la ñu wax jotaguñ ko loolu mooy d'abord leeral bu ma bëggoon a def di wax rek ne jàpp naa ne am na loo xamante nii su amee ci réew am ci jamono am ci dëkk waruñu ci profito di def politique politicienne parce que les lois sont sacrées règlement intérieur bu assemblée nationale loi organique la te ñun ñëpp xam nañ ñi ñuy doxee ñoom ñooñu xam nañ ko parce que article 52 bi nga xamante ni moom lañ ci signé lañ ci wax effectivement article 52 wax na benn moment l'assemblée si l'assemblée le requiert les poursuites peuvent être arrêtées loolu article 52 wax na ko waaye waxul ne dañuy def résolution te résolution dafa am foo xamante ni foofu la war a jaar ndax nag ñoom li ñuy wax nii d'abord déjà ñun dañu def li nga xam ne moom la ñu yoon wax mooy yoon dafa ñu saisir ne ñu dañu bëgg lii nga xamante ni moom mooy immunité parlementaire bu député Ousmane Sonko ñu lever ko ñu def ko nañu ko defee ñoom gis nga seen taxawaay bañ ci am ne ñoom dañoo démissionné benn moment te ñenn ñi ñoo démissionné parce que ñoom ñoo ñu taxaw tey ba ñuy waxu démission ci commission ad hoc bi ànduñu woon Guirassy daa démissionné président groupe bi wax léegi moom ne moom du démissionné dafay toog parce que xam na ne liggéey ba ñu fa doon def gis na lañ fa doon def xam na exactement ne ci yoon la dem beneen bi mooy jàpp naa ne jamono ji dañoo dépassé politique bu fekkee ne par exemple da nga am loo xamante ni nii résolution la dégg nga président assemblée nationale mu ne lettre boo xam ne dañu ko déposé ci presse bi
du lettre boo xamante ni assemblée nationale am na prérogative répondre ci dama bëgg rek ñu wax ak suñu xel parce que nag aussi ay kilifa la te kilifa boo dee def dara da ngay def loo xam ne bu la nit ñi déggee sénégalais yi nga xam ne ñoo la yónni ci penc daw réew mi ne yow kat fi nga jaar yoon la suñu waxantee dëgg mooy kilifa bu fekkee ne dafa am loo xam ne lu sérieux lay def dafay ñëw ba ci assemblée nationale ci bureau président assemblée nationale daal ne man kat maa ngi déposé lii suñu paree nag bu amul benn wax ñu génn su boobaa ñu ne ñun kat def nañ la ñu waroon def waaye li ñu def nii xam nga lan lay ndurool show politique ak manipulation de l'opinion parce que ñoom ci seen bopp li ñuy def xam nañ ne dëppoowul ak li nga xam ne moom la règlement intérieur. mais comme yéena ji honorable xam nga yéena ji moo am solo ñoom yéena ji am mooy nee nan li leen tax a jóg mooy ngir jàmm dellusiwaat ci dëkk bi te jàmm jooju je pense que. jàmm dellusiwaat ci dëkk bi. ñun ñëpp ñoom la ñu bëgg te ñun ñi nga xam ne yàlla def na tey ñun ñoo jiite réew mi. jàmm am ci réew mi ñun la gën a jig. beneen bi mooy damay wax rek ne xam nga nit bu fekkee da ngay wax te yàlla tax wax li nga xam ne moom la yoon wax. parce que jàmm aussi lu mu mën a am dafay tegu ci dëgg tegu ci yoon tegu ci li nga xamante ni moom mooy ay sart yoo xam ne dafa am ci réew mi xam nga sànq maa ngi dégg Daouda mu ne assemblée nationale may na nangam parce que moom li muy wax ci xam-xam la koy teg souvent dama koy déglu mais tout le temps dafay génne ay article teg ko ci kii man li ma lay wax nii damay wax loo xam ne rek dëgg la ak yoon parce que tey jii bu fekkoon tey en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale ñëw na ñu ne député yi malgré seen yéene baax na même bu dee opposition lañ nekk def nañ nangam teg ko ci yoon su boobaa mais dañuy def loo xamante nii teg nañ ko ci dëgg teg nañ ko ci yoon mais dama bëgg a wax rek ne manipulation baaxul jéem a profité ci ab situation politique baaxul c'est pas parce que opposition nga bokk da ngay xool benn situation am na rek nga ne naa ci prof doolu parce que tey jii bu fekkee ne démb ñoom dañoo wax loo xam ne wala ñu jëf loo xam ne dëppoowul ak li nga xamante ni moom lañ def tey je pense que mënuñu ci am raisonnement boo xamante ni dafay dem en droite ligne avec les lois et règlements de ce pays waaye jàmm moom boo bëggee dégg dëgg rek ñëpp moom la ñu bëgg te ñi nga xam ne ñoom. léegi honorable qu'est-ce qu'on peut attendre de vous yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci majorité bi te yow doo n'importe qui parce que premier vice-président assemblée nationale nga yor kaddu parti au pouvoir donc jege président de la république comme ñoom au moins ñi ngi doxi jéego de votre côté lan mën a xaar ci yéen su ko defee ñaari parti ku nekk nga am loo ba comme ni ko kilifa di nii sàkkoo su ko defee Sénégal tegu ci yoonam tegu woon. xam nga kilifa du gàgganti ko ci benn ñun. ba ñu nekkee fii ba tey lépp loo xam ne pour kii daf koy am ci yoon def nañ ko président assemblée nationale am na loo xam ne peut-être moo ko def fii waaye fii am na ñoo xam ne recevoir na leen fii waxtaan ak ñoom ay kilifa yoo xamante ni dégg nañ après ñu wax mais loolu gisoo ko sax ci presse bi parce que kilifa la ak ñamu àndal di ko dox parce que man mi bokkoon naa ci ànd ak ñu ànd ak moom di dox loolu waaye comme ni ma la waxee kilifa du gàggantikoo ci mbedd gis nga nit buñ la mais yéen a ngi doxi jéego ngir jàmm kon non déggoo di ma la wax dama ne jàmm bañ ñu joxee réew mi la ñu commencé di jox jéego ak jàmm ak li xew lépp mais dama la bëgg a wax ne leeral rek parce que aussi il faut que nit ñi xam ne c'est pas ay dañuy nekk mais dama ne kilifa du gàggantikoo ci mbedd gis nga nit quelle que soit situation bu mën a am ci réew dafa am ay loi ak sart yoo xam ne mooy doxal réew mi loi ak sart yooyu lu coow am dañ ko war a respecter su boobaa ñu mën ci joxe ay firnde yu leer ne lii kat moom la ñu wax même bu dee député opposition lañ nañ ko jaarale ci yoon def la nga xamante ni moom la ñu war a def waaye manipulation ak jéem a wut buzz politique warul mën a tax ngay def loo xam ne dëppoowul ak sart yi nga xam ne mooy le règlement intérieur di loi organique bi nga xam ne moom moo doxal li nga xamante ni mooy assemblée nationale. jërëjëf honorable ñu koy sant di ko gërëm Fati moom Abdou Mbow plutôt moom mi nga xamante ni kon mooy premier vice-président bu assemblée nationale. Daouda bëggoon naa aussi benn analyse balaa soxna Dansokho di si wax aussi sur quand même la réaction de. oui juste Chérif ba mu ko mayee ñu fàttali rek ne manifestation yi door na quand même fu ci mel ne Ziguinchor xale yaa nga yëngu-yëngal Thiès également donc un peu partout ci Sénégal Mame Birame boo ñu mënee làmbal suñu correspondant yi c'est daf siy baax ñu dugg wax ñu situation bi naka la mel ndax dafa mel ni xale yi tàmbali nañoo génn quand même ci mbedd mi di yëngu-yëngal ni ñu ko doon defee fan yi aca daaw dañëw ci analyse bi. waaw li ma ciy wax mooy comme ni nga ko waxee manifestation yi déjà commencé nañ. ñun ñëpp
nous avons intérêt à ce que dëkk bi dal et ku ci nekk nag am nga ci partition bu nga xamante ne war nga ko cee dox tey jii ñu ngi demander à ce que le président mu génn wax rôle am la voilà dégg nañ ko fi moom mu ne man maa nekk ki nga xamante ne moom maay clé de voûte des institutions wax na ko 31 décembre bi tey nag dañu bëgg par exemple wax boobu nga xamante ne da ko yàgg di wax mu jëfe ko nit ñi gis muy benn dégg nañ ko le 31 décembre également mu ni bu fekkee ni procureur dafa yor dossier bu nga xamante ne su ko doxalee réew mi tàkk boobaa man la ñuy wax man lan laay def du dul teg sama tànk tey jii am nañu ay dossiers yu nga xamante ne dëkk baa ngi tàkk xaar nañ ko ci également que mu def li nga xamante ne moom mooy rôle am beneen bi mooy député yi également dama lay wax chaque fois que ni dañ nekk des représentants du peuple dañu am rôle bu nga xamante ne dañ ko war a def initiative yu mel nii nga xamante ne ñoom grâce yi def nañ ko c'est des initiatives yu nga xamante ne dañ ko war a saluer parce que tey il faut pas que ñu fàtte ne gis nga même nit bu justice demee ba condamné ko Assemblée nationale am na la possibilité def loi d'amnistie wala loi de réhabilitation xam nga kooku ku nga xamante ne dem na sa bañ ne yow li ñu lay tuumaal ni yow yaa ko def condamné la par les tribunaux Assemblée nationale ñëw ne demal nga ñibbi effacé nañ lépp yaa ngi dégg Assemblée nationale am na possibilité boobu qui peut le plus nag peut le moins waaw donc nag dafa am foo xamante ne bu ñu fa tolloo politique voilà en fait politique dañ koy teg de côté et puis juridisme également dañ koy jël ñu teg ko de côté parce que waaye ay nit a leen tëgg et c'est fait pour des hommes bala nga naam ne fa bala ngaa interpréter loo am jàmm voilà dama laa wax sànq que ni gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple la ñu wax la justice est rendue au nom du peuple sénégalais l'Assemblée nationale ña fa nekk également c'est des représentants du peuple donc tout retourne ci peuple ba léegi peuple ba nag bu fekkee ni ñoom wane nañ seen bopp am lu nga xamante ne doxale nañ ko am lu nga xamante ne wane nañ loolu lañ bëgg dañ leen di fekk ci loolu xam nga en veillant à ce que ñu continuer à avoir des institutions fortes nag bu ñu koy wax dafay fekk peuple ba dafa dal ba pare waaw dañoo am habitude di wax ne buy taw kenn du fa beere voilà tey ji waaw tey ji mu ngi taw nañu xool nan lay kii ba pare après bu ñuy doog a fobeere ñu décrypter après les messages lépp lu nga xam war nañ ko ci def pour joyante ñu daal di koy def pour joyante quand même Sénégal jëm kanam solo ñu jox jigéen ñi parce que quand même ñoom am nañ sagesse ba seen voix buñ ko dëggee kii soxna Mariam Sakho Dansokho ñu ngi ko doon wax sànq li nga dégg déjà yéene bi nga xamante ne député opposition am nañ ko ngir rek ñu dakkandali lii di topp gi ñu topp Ousmane Sonko waaw rafetlu yéene bi nga xam ne moom la député yooyu am ndax lu ñëpp wax rek mooy dëgg defe naa ne fii mu nekk képp ku yëkkati kàddu rek danga ne na apaisement am ndax réew mi jaxasoo na lool lépp bloqué na kenn liggéeyatul kenn amatul liberté dem doxi sa soxla kon ñu am yaakaar ne lii nga xam ne moom la député yooyu initié suñu ko rafetloo ba pare dañu doon séentu yeneeni député yépp ñu saisir occasion boobu gis ne ñoom kat peuple bi moo leen fa teg te fan yii gis nañu coono bi peuple bi nekkee peuple bi coono bi mu nekkee ci fan yii te suñu sàgganee mu gën a jéggi dayo su fekkee peuple bi rek moo leen soxal war nañu fexe nu ñu déggoo ak initiateurs yi pour ñu jéem ko dakkal waaye li ma mujj a dégg dalagul sama xel ndax ki wax dafa am lu mu représenté absolument ci ñi nga xam ne ñoo voté woon lever immunité bi mooy premier vice-président donc ni mu àddoo ak ni mu qualifié initiative bi dafay nekk loo xam ne lii du dal xel bu baax mais ñun li ñuy ñaan mooy ñëpp delloo ci seen xel ndax lii ñuy dund nii yombul te yàqu bi ñëpp lay yàqul fii mu nekk xelu kenn dalul ki ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew kenn la sa xel dalul fii mu nekk nii kon nag nañ ñu jàppale
comme yoon may na leen ñoom ñu mën ko dakkal mais nañu ko dakkal ngir yàlla. yoon may na leen ko nañ ko def. est-ce que ñu jël Cheikh Anta. waaw Cheikh Anta mi ci buumu jokkoo bi foofu itam ca diwaanu Thiès kenn demul ñu des dañoo mer ba futtu bëgg a génn ci mbedd bi Cheikh Anta Diop maa ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay baax Fatou Kiné. situation bi foofu ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nan la ñu xëyee tey. waaw ni ñu xëyee moom wax dëgg fa yàlla nag gis nañu ne fii nit ñi ñu ngi dem di vaquer à leurs occupations. am na ay boutiques yoo xamante ne tëj nañu waaye am na ñu bëri ñoo xamante ne aussi ubbi nañu. gis nañu Jakarta aussi ñuy continuer def seen liggéey waaye nag dañu annoncé woon benn marche boo xam ne waa M2D ñoo ko annoncé woon. fii ci buntu hôpital régional mais ñu ngi fii actuellement mais y a personne hein. gisaguñ kenn parce que 10 heures la ñu waxoon waaye ba léegi daa xam nga 10 heures weesu na waaye gisaguñ kenn waaye li ci gën a jàpp mooy fii ci diwaanu Thiès takk der yi génn nañ police bu li ko daggee police Ngent li ko daggee rond point Ngent jàpp bu police centrale romb premier arrondissement ba ni ngay duggee hôpital régional daanaka takk der yaa ngi rawatina waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy bataillon blindé ñoom ñoo wër tribunal bi def ay barrage geedoor ñoom it taxaw loolu nag mooy wane na bon ñoom autorité policières yi ak armée bi dañoo lëkkaloo di waajal ñoom it mais nag fii nga xam ne mooy rond-point nga xam ne moom la ñu waxoon ne ci la ñuy déparé gis nañ daal waa UCG daal ñoo fi nekk di nettoyer pneu yi nga xamante ne taaloon nañ ko fii ci rond-point yi nga xamante ne moo def nekkoo hôpital régional bu Thiès bu ci mën a jàpp daal mooy ci quartier yu bëri yi nga xamante ne daal yaakaaroon nañ ne xañ na dina tàng mais pour le moment daal gisuñu dara xanaa ku ci nekk daal taxi yaa ngi daw Jakarta yaa ngi daw magasin am na ñu ubbi mais am na ay banques yoo xamante ne aussi dañoo tëj loolu lépp xam naa pour waajal rek yaakaar na xañ na peut-être nit ñi dinañ génn waaye daal li ñu mën a gun jàpp ci diwaanu Thiès daal amagul na fi agul li ñuy wax agul soxna Fatou Kiné Dieng. soxna Fatou Dieng la Cheikh Anta Diop Fatou Kiné benn la moom chaque jour Fatou Kiné la may woowee Cheikh Anta ñu lay sant bu baax di la gërëm ci diwaanu Thiès kaay googu nga doon àddoo mu ne nee nga ak dal la ñu wootee monte itam démb rek ñëwoon dañuy yëngu-yëngalu ci mën a am ca université bu Assane Seck bu Ziguinchor moom ñu ngi xamal ne gune yi tàmbale nañu génn di yëngu-yëngal boobilee Chérif ñu noppi woon ci soxna si joxoon kàddu Sadikh c'est-à-dire dafa mel ni yéen député opposition yi li ñu def yéen jiitu nga leen ci seen plateforme bi ngeen tuddee jàmmi réew mi ndax am na juróom-ñaari proposition yoo xamante ni gis na ni def ngeen ko bu ci njëkk mooy discours à la nation du président de la République wax ngeen libération de tous les détenus politiques des mouvements citoyens et leaders d'opinion mooy ñaareelu ponk bi ñetteel bi mooy libération de Ousmane Sonko laisser la justice poursuivre son travail de manière indépendante et sereine appel au calme par le mouvement Aar Sunu Démocratie ñoom it parce que comme ñaari wàll la c'est bien aussi bu ngeen waxee nguur gi aussi ngeen wax ak ñoom parce que comme ñoom ñaari ñooy jaamarloo ci terrain bi mais aussi juróom ponk bi wax ngeen wàllu respecter li naan liberté de marche liberté d'expression sans violence ni saccage des biens publics beneen mooy rétablissement des droits civiques et politiques Karim Wade ak Khalifa Sall loolu yéen a ko ci ñambaas waaw ak dialogue sincère sur l'état de droit et de la démocratie muy juróom-ñaari ponk yoo xamante ni rencontre ngeen samedi le président Moustapha Niasse ak yeneen kilifa yi nga xamante ni kon daje ngeen ak ñoom effectivement loolu moom ñoo ko dicté la pour saafara jàngoro bi ndax li ñuy dox nii jàmm dafa am loo xam ne dafa këccite joon maanaam ñuy def spécialiste ci résolution conflit ñun dañ ciy liggéey ni ñuy fexe ba nga xam ne jaamaarloo bi jeex ñu arrêté ni ñuy wax cessation des hostilités kii tiire ñu ne arrêté leen tiire après nag ñu dem toog waxtaan lan moo indi woon lii dëgg la li indi woon lii nag am na ci yu bëri yu nekk si juróom-ñaari ponk yi du tey lañ koy régler tey mais dafa nekk loo xam ne dañ koy waxtaanee dafa am par échéance la ni ñuy wax échéance bii nañu arrêté lépp table rase maanaam li ñuy wax ne su dee situation bi laaj na ko réew mi di nekk ci guuta dañoo war a dëpp lépp waxtaan suñu biir waaw ndëpp la loo xam ne ni suspension bi ñuy wax député yi di ko wax man dama ko rafetlu woon defoon naa ne loolu porte la boo xam ne nii pour désamorcer bombe bi nga xam ne bombe ba kat mi ngi waaj a tàkkagul de li ngay gis ni yëpp muy ay firnde yi yëpp mun naa mu gën a garaaw buñ ko arrêté wu. mais li soxna Mariam Dansokho wax est-ce que mën nga ci d'accord ne Abdou Mbow li mu yëkkati dalul xel. non Abdou Mbow man dama bëggoon ñëw ci laa doon ñëw sax
waxam boobu dama foog ne ñoom ba léegi ñi ngi ci affaire fayantoo ñii logique bi lañ waxoon keroog lu tax ñuy wax li yooyu dafa jeex dañoo war a arrêter loolu ñii lañ waxoon keroog ak li ñuy wax tey mun na différer parce que ci diggante bi am na yu fi xew yooyu xew fi nag moo tax ñun même ñun li ñu waxoon dañ ci wàññi tuuti ñun dañ ne principe yi nañ ko respecté nañu def nii nañu atte nañu kii mais buñ demee ba gis ne jàmm ji mi ngi waaj a toj dëkk bi mais dañ ne dañuy suspendre lépp ñu dox jàmm bu jàmm ñëwee en toute sérénité justice def liggéeyam tax justice ci sérénité lañ koy def léegi nag ñoom def nañ seen initiative te lu mu wax man li ma ci dégg mooy procédure bi nga xam ne ñoom ci la ñuy jaar ne ci lañ war a jaar ba léegi kenn waxul ne ñoom jaaruñu si moom li ko si naqari mooy lu tax ñoom ñu publier initiative bi avant ñoom ñu koy yëg mais loolu mun nañ leen ko jéggal ndax réew mi fu mu toll moo tax ñoom xëy nañu doxalee noonu mais j'espère que procédure bi nga xam ne moom la vice-président Abdoul Mbow sama xarit la wax opposition bi dinañ ko def parce que ba léegi kenn waxul ne ñoom jaaruñu foofu procédure buñ ko defee ñoom aussi ñoom ñu jël je pense que bu dee ñoom bëgg nañ désamorcer bombe bi moo tax ñu ne lu Daouda wax léegi mooy dëgg président de la République mooy clé de voûte des institutions mooy njoboxtonu institution comme muy assemblée comme muy justice comme muy leneen moo nekk ca kaw bu ne ay résolution boobu topp leen ko dañ koy def ñu daal di jàll Abdou Mbow mënu si dara keneen mënu si dara donc bu ñu bëggee désamorcer bombe bi aw yoon a ngi noonu man yoon boobu dama koy rafetlu te dañ leen si appuyer di leen si jaajëfal acca ñu des foofu rek dem ca diwaanu Ziguinchor fekki fa Boubacar Diassi Boubacar maa ngi lay nuyu mu ngi noonu mu mel ni université Assane Seck gune yee tey dañoo xëy teel a takk seen i dàll de wutali mbedd mi di ñaxtu waaw Ziguinchor waaye nag ñu ngi dajee quartier bi ñuy wax quartier Lindiane quartier bi nag foofu la ñu cité nekk ci périphérie ouest bu Ziguinchor mais ñu def marché depuis le matin ay 8h30 ñu ñuy marché ba léegi maa ngi fi léegi nii ak ñoom gouvernance ndaxte d'abord pour expliquer le contexte à 7h du matin la autorité yi placé force de l'ordre bi un peu partout dans Ziguinchor extramuros maanaam quartier des affaires quartier bi nga xam ne fa la kii bi nekk gouvernance bi nekk ak l'essentiel des banques kenn du dugg kenn du génn xanaa boo fekkee da ngay dox mais marché bu ñu ñëwee dans l'esprit d'apaisement véritablement une marche d'abord qui avait été ñu fàttali ko encadrée par la police et donc l'armée mais véritablement dañ leen gunge de manière très pacifique bu ñuy yegsee gouvernance yoonu escale si ma wax ne nii dañu ko baare mais dañ leen ubbil barrage bi ñu bàyyi leen ñu dugg bu ñu duggee ñu ñëw du gouvernance pacifiquement ñu nekk di fecc si buntu gouvernance di fa woy bokk na ci seen woy yi añ doolaa jigéen ñi génn leen parce que bëri na ay jigéen bois sacré jigéen ñi génn leen ndax ñu mun bay Sonko wala boog Adji Sarr dina ko gis ak bëtam ñoom ñoo xam li ñu ci bëgg a wax man dama tekki rek li ñu waxoon li ñu doon wax ci Joola mais ñu nekk fii ak quelques marcheurs ñi nga xamante ne parce que aussi il faut reconnaître li ñu yor du ay drapeau parti du ay drapeau association mais drapeau national la ñu yor drapeau Sénégal vert jaune rouge ak étoile bi nekk ci digg bi ñu nekk ci ak benn marcheur bi nga xamante ne mu ngi yor drapeau bu ngande yow noo tudd waaw man maa ngi tudd Moustapha Bodian. alors yow lan moo tax ngeen tànn jël ay drapeau ngir dox ci Ziguinchor. waaw ñun Sénégal moo ñu ñor. Sénégal moo ñu ñor dara ñoruñu lu Sénégal parce que tey boo xoolee Ziguinchor yëpp Sénégal yëpp Ziguinchor match bi nu mu mel dafa pacifique de telle sorte que tey jii nii lu ñu nekk di tudd li nga xamante ne région Sénégal Casamance entière li nga xamante ne loolu la nekk di dund. amul jeunesse bi nga xamante ne boobu loolu soxal na ko. mais est-ce que justement yéen vous avez opté pour la marche pacifique et les autorités vous ont accompagné est-ce que mën ngeen lancer ci TFM en direct des appels pour que ñenn ñi nekk di toj ay banques di toj ay marché ñu bàyyi toj banques yi ak yooyu. waaw loolu autorités yi accompagné ñu lu mel ni militaires yi surtout militaires yi maa ngi leen di remercier bu baax a baax. waaw mais lancer appel pour que ñeneen jeunes yi nekk au Sénégal ñu dëgg leen te bay kat yi. maa ngi lancé appel jeunesse bi yëpp parce que tey lu ñu nekk di yàq nii du lenn lu dul ñun la encore parce que boo nee état population bi moo tax ñu naan état. kon tey jii nii suñu économie bu daanee rek ñun ñoo koy subir encore. voilà donc dafa am lu ma bëgg a leeral lu am importance ci biir loolu dafa am benn colère bi nga xamante ne moo nekk ci jeunesse bi moo yeewu
ci affaire bii nii mais c'est pas question Sonko en quelque sorte mais colère boobu noonu moo tax ñuy yàq mais seen conscience may na leen ni ki lu ñu nekk di yàq noonu ñu bàyyi voilà c'est bon donc Fatou ñoo ko déggandoo temps bi dafa xat lii nag ma sœur moo ko wax du journaliste moo ko wax ma sœur bu yor drapeau Sénégal di parti ñëw de gouvernance moom moo wax ndeysaan jërëjëf Boubacar Diassi yaram daw na de Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar moom vraiment ñoom ñoo gën a surprendre le Sénégal parce que gis nga bi ni doog kii procédure bi gis nga gars yi naan fitna dana fa jóge ak la xew mais image yi juste je veux que ñu arrêté sa image yi parce que femmes yi voilà non bii sax bi xam nga samedi la woon bi que avant ñuy kii gis nga jigéen ñi ñu yor seen kii di tëgg malgré coow lee non lii léegi nii la Chérif lii Boubacar Diassi moo ñu ko dugal dañu ñëw yokkuwaat les images en temps réel donc image yi léegi li Boubacar Diassi doon wax fii la taxaw nii di ko très bien kon dafa ñëwaat yokko ci parce que gisoon nañ les mêmes femmes ñu defaat même gestes yi ñëw nga xamante ni yor seen i lekket di fecc di kii malgré loolu lépp day wane kon li nga xamante ni mooy jàmm ji nga xamante ni kon ca Casamance xam nañ ko rawatina kilifa yi fa nekk il faut juste déplorer xëy na ñi ñàkk seen bakkan ca Bignona foofu quand même débordé woon na ba ay nit ñàkk seen bakkan ak jaww bi ñu dégg mais au delà de ça quand même Ziguinchor ci ville bi manifestation yi fa am yëpp gis nga femmes yi ñoom ñooy jiitu te foofu aussi dañ ciy remercier aussi la plateforme des femmes pour la paix en Casamance te madame Thiam jiite ko ñoom aussi gis nañ jàmm ji nga xamante ni boobu ba léegi dañ koy dox jëm ci li nga xamante ni moom mooy foofu ci Casamance démb aussi on a vu famille collective des victimes Joola aussi génn la même chose pour wane ne déjà foofu fitna ga rek lan fa dund ci 40 ans yi déjà grave na donc du leen ci yokkal leneen c'est le lieu quand même de rendre hommage à ces femmes ak ñi manifester pacifiquement dégg nga aussi ki nga xamante ni mooy xale ya kase wun defun dara parce que manifestation mënut a ñàkk fii il est hors de question ñu ne manifestation du am parce que aussi ci démocratie ak manifestation ñoo ànd xëy na nañ koy def dans les règles de l'art comme ni ko société civile bi waxee benn bi mooy bu nit ñi di manifester na leen bàyyi ñu manifester am jox leen autorisation ñu manifester encadré ko comme ni ñu koy defee dans les démocraties gis nga ay Donald Trump ak ba nekkee Amérique dañuy dem ba buntu Maison Blanche di fa manifester donc Sénégal war nañu weesu fu ñu interdire ay marche mais aussi ñii manifester bu leen autoriser aussi mu bana am casse et on espère que marche après midi bi dinañ ko autoriser nit ñi marche ni mu waree inchaallah laata ñu ñëw ci image yi xam ngeen ne tey li moo xew ca Assemblée nationale yéen a ngi gis Guirassy ak ay naataangoom mais Chérif foofu mu def taxaw seetlu bi apulaay bu ñu mënee amaat image yooyu nga xam ne tey moom moo am ca Casamance muy ay très belles images ñu leen di gis ngeen noonu soxna Dansokho dafa mel ni kontaan nga ndax jigéen ñi ñoo jiitu gis nga leen noonu yow seen ay këll dekkal cosaan ba noppi jàllale seen message parce que ñëpp gis nañ seen message xam nañ ko Daouda mooy ñu bàyyi Ousmane Sonko moom lañu bëgg ñoom ñi di marche mais dañ ko def ci dans les règles de l'art ni ñu koy waxee foofu nag Ziguinchor ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ni ñuy safoo sunu ay programme monsieur et madame Goudiaby ñoom ñooy yaayu Amilo Goudiaby ñu dippee ko sama mag bu jigéen muy Sénégal benn bopp la amul luñ fi mën a xaar ñaar bu gaal gi nuñ koy waxee nee ñu bu gaal gi suuxee ñun ñëpp ñooy suux donc su gaal gi teeree tamit ñun ñëpp ñooy teer kon yaakaar naa ñun ñëpp dañu war a jàpp ci gaal gi te woote jàmm bi ñuy woote jàmm gis ngeen ko jigéenu Casamance ñoom elles ont annoncé la couleur ngoon Dakar ñoom ñoo xewle suñu correspondant yi nga xam ne itam ñu ngi ci région yi ñu ngi leen di xaar seen ay image ni ko Boubacar defee en temps réel ñu mën cee dugg bu baax a baax soxna mu mel ne maître Assane Dioma Ndiaye mi ngi ci buumu jokkoo gi maître maa ngi lay nuyu maître Assane Dioma Ndiaye mi ngi woon mu jokkoo gi dafa mel ni maître ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu plateau bismillah jërëjëf soxna Fatou yi nuyu di nuyu mon attendant ñaar monsieur ñaar ñu toog fii ci tur militant droit de l'homme yëpp di nuyu également Daouda Chérif ak soxna si Dansokho yaakaar naa leen masabu di rafetlu liggéey bi parce que dama koy wax ñun bu ñu defee li ñu def tey ci mbiru droit de l'homme fii 30 ans wala 20 ans accompagnement bi ñu mel ni RFM TFM Sud FM moo tax defe naa ñett mën na koo dëggal donc xam nañu liggéey bi ngeen di def heureusement que bi ngeen ko comprendre ba lii ñëw jël ngeen ko avec philosophie tey nag dama doon wax man ak Alioune Tine ma ne ko kenn du def histoire ñaari yoon parce que ñett mën na koo dëggal man ba ñuy woote 23 juin Alioune Tine mu ngi Genève maa taxaw ne ko lii maître Ablaye Wade bugg a def bu jàppee société civile du amati Sénégal mu ne ma convoquer conférence de presse à la radio
ma woo ñoom Fatou ñoom ñëpp ñu convoqué de tant que Alioune Tine ñëw ci la ñëpp topp mouvement bi moo ne woon ren nañ bàyyi xale yi ñu jël seen responsabilité. gis nañ ñun ci droit de l'homme yi dañu nekk ci benn kuréel boo xam ne dañu agir ensemble. mais teewul toujours ñu ngi joxe suñu xalaat ak li ñu jàpp ne moo mën a indi jàmm. tey nag li tax ma bëgg a wax ci wax ji ne waxtaan du ma ci wax. te dama gis presse bi yëpp tey jóg di orienté vers un contrôle judiciaire. te ku wax contrôle judiciaire da ngay wax inculpation d'abord. te defe naa ne loolu bu fekkee dañuy wut jàmm. comme li initiative bi député yi jël. tey kenn war a mën a tudd inculpation. naam doyen des juges convoqué na monsieur Ousmane Sonko. mais convocation boobu mënuñu ko méngale forcément ak inculpation. parce que bu ñu jàpp ne réquisitoire bi nekk ci doyen des juges visé na Ousmane Sonko. visé na soxna si Yoro. salon la. mais contre X la. donc doyen des juges tey compte tenu circonstance bi ak tànki jàmm yi nga xam ne ñëpp a ngi koy dox. ak recours bi nga xam ne def nañ ko ci lever immunité Ousmane Sonko bi te ñu bëri jàpp ne dafa suspensif ba tax nit ñi jàpp ne ba tey Ousmane Sonko kenn mënu koo topp jàpp naa ne tey expérience ñun biñ mën a jox doyen mooy na ko entendre en qualité de témoin bañ a duggagum ci mbiru inculpation parce que boo duggee ci inculpation rek di nga def mandat de dépôt wala liberté provisoire mais même boo defee liberté provisoire loolu day indiwaat fitna donc tey comme yoon may na ko mu woo ko entendre ko ci kaw réquisitoire contre X bi en tant que témoin bàyyiwaat ko mu ñibbiwaat këram defe naa loolu mun na doon solution d'apaisement boo xam ne après buñ ci jàppee mun nañ génn ci li nga xam ne kenn rafetlu ko ci Sénégal te defe naa ne pour ñu relever ci dina doogaat ay at yu bëri pour Sénégal mun a defaraat image donc tey ci kaw defar rek ak apaisement bu ñu orienté forcément jàpp ne inculpation avec liberté provisoire sous contrôle judiciaire loolu apaisement la gëwuma loolu pour sur le plan du droit tey war nañu bañ a mun a inculper Sonko ñaareel bi réquisitoire procureur bi may nañu bañ a mun a inculper Sonko déglu ko mu ñibbiwaat këram à qualité de témoin ci yoon la du ñu wàcc yoon te ñu ngi dox tànki jàmm donc forcément ni ko député yi defee ñun aussi il faut ñu indi suñu expérience ak suñu dal jéem a orienté doyen des juges ci li nga xam ne moo mun a tey gën a mun a indi jàmm tey ci Sénégal defe naa ne yu mel ni am na fi nit porté plainte ci enquête te du inculpé kenn def nañ ko ci dossier Alioune Sall bi kan lañu inculpé doyen entendre na nit ñi bàyyi leen ñu ñibbi ba pare mu dem ba ci fi mu yaakaar ne fa la information bi jeex mu def noolu yëpp donc tey bu ñu orienté forcément ci inculpation boobu jàpp ne contrôle judiciaire bi wala liberté provisoire bi mesure d'apaisement la non tey def naa am na yeneen alternative yoo xam ne moo gën a mun a indi daal ci suñu réew mi te man waxtaan naa ci ñi ma ci war a waxtaanal defe naa xëy na buntu boobu bu ñu ko suivre mun a indi jàmm ci Sénégal tey. gis naa ci sa page Facebook yaa ngi koy wax ne recours bi nga xamante ni député yi déposé nañ ko ci conseil constitutionnel. da nga jàpp ni c'est suspensif te loolu aussi yoon la bu juge bi mën a jaar ngir lii nga wax nii mu daal di koy jëfee. waaw defe naa professeur yu mag yëpp wax nañ ko tey waaw. Maître Assane Dioma Ndiaye dafa mel ni dem na laata ñuy libéré soxna Marième Sakho mi ngi dégg dafa mel ni mi ngi ci boobu. Chérif aywa maître. waaw. ah c'est dommage ñun déggatuñu ko au niveau de la réalisation xam naa léegi ñu régler problème bi ñun déggatuñu ko malheureusement duñu mën a poser kon question bi ñu koy jaajëfal peut-être garder ko en repérage le temps que ñu defaraat rétabliral ñu li nga xam ne moom mooy écoute bi maître yaa ngi dégg. waaw maa ngi leen di dégg. maître. waaw. non déggatuñu ko fii au niveau du plateau la régie bu fekkee mën ngeen régler problème boobu bu ko defee ñu mën a wéyal jël ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ci suñu plateau édition spéciale bi soxna Marième Sakho Dansokho lan yan kàddu ngay tëjee ginnaaw bu ñu la jaajëfalee dalal ci kanam tuuti beneen soxna muy Awa Wade. waaw man de li ma bëgg a wax mooy rafetlu lii ñu gis ca Ziguinchor. jigéen ñi jiite ko nekk ca kanam waaye
dox ko ci yar ak teggin waaye dox ko ci fulla ak fayda également woote jàmm ñu ciy jàngat leneen aussi ña fa wax Sénégal moo ñu ñor ñu gis ko gis fa ay drapeau Sénégal un message très très fort Sénégal très fort ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar am na fuñ ñu bëggoon a dugal ci ay diggante ay xeet ak i waasoo ki xajul suñu diggante xaju fi te ndokk ba nga xamee ne message boobu ca Ziguinchor la jóge kon dañu koy rafetlu bu baax ah di wax nag ne réew mi dal lañ fi soxla sens des responsabilités na ñépp woote jàmm dellu si ci suñu Sénégal gi dossier bi na mu doxee yépp ñépp gis nañ ne dafa tey xel comme tey na xel nag bëgg a yëngal suñu réew yoon bu ñu mën a aw rek pour dakkal ko nañu ko def te yaakaar naa ne assemblée bi am na ci yoon kon nañu ko doxale noonu te suñu réew nag ñu delloo ko ci li nga xam ne peuple bi loolu la bëgg mooy démocratie liberté yi ñu bàyyi leen ñu doxal ko ñu respecter suñuy institution fexe ba confiance bi restauré wu parce que perte de confiance mooy indi lii yépp dem ba wóolootoo sa assemblée wóoloo say député yi nga xam ne yaa leen fal wóoluwuloo sa justice sa exécutif su waxee nga am xel ñaar loolu baaxul ci réew nañu instauré waat confiance bi liberté yi démocratie bi ak bonne gouvernance bi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a ñaan ñu doxale ko te suñu école bi nag ñu fexe mu delluwaat éducation bi mu delluwaat ci charte yu baax ñu wéyal ko ci anam yu leer ñu mën a am une éducation de qualité pour doomi réew mi ndax suñu bëggee émergence nag il faut éducation bi ñu teg ko fa ñu ko war a teg financement ba ca war ñu def ko ca gis nañ ne pandémie bi dafa ñëw mettre à nu le système éducatif en plus du secteur de la santé. Très bien. À tout point de vue. jërëjëf kon nag nañu fexe nu ñu delloo ci jàmm ci réew mi. jërëjëf Marième di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Marième Sakho Dansokho muy secrétaire général bu syndicat des professeurs du Sénégal ci kanam tuuti ñu dalal soxna Awa Wade léegi dañuy dellu tribunal Pape Fara mu ngi ci buumu jokkoo gi Pape Fara. soxna Fatou. Pape Fara ñu ngi déggatuñ la ci plateau bi la régie s'il vous plaît bu fekkee mën ngeen ñu régler ñu problème bi parce que dégguñu Pape Fara et li muy wax c'est très important. soxna Fatou. waaw Fara maa lay dégg. waaw clameur yi njëkk yi nag ñu ngi koy dégg fii ci nga xam ne moo nekk palais de justice bu Ndakaaru fële nag ca rond point ba quelques militants ñoom ñoo fa ne yor ay drapeau yoruñu xeer yoruñu dara mais pacifiquement la ñu ñëw ñoom de soutenir ci seen leader di Ousmane Sonko police nag mu ngi taxaw waaye gis nañ ci ki nga xam ne moo jiite policiers yi dafa dem ba ca ñoom daal di waxtaan ak ñoom bu ñëwee ne policiers yi calme rek ñoom pacifiquement la ñuy manifester loolu yàqul dara kon bu kenn de chargé muy indi fi ay dara nañu leen bàyyi ñu daal di wone li nga xam ne moom la ñu bëgg a wone mais de manière très pacifique ay drapeau Sénégal lañ yore taxaw di wax libéré Sonko yooyu ñu nga nële nga xam ne maa ngi leen seen ne police mu ngi taxaw seen kanam daal di def benn cordon suñu ne dara dégénéré wul te lu toll ay centaine de personnes la loolu lañ fi mën a jàpp waaye ba léegi ci biir palais bi moom de justice bi ñu ngi taxaw rek ñu def pied de grille dara seetnagul dinañ gis quelques avocats yu dugg yor seen robe bu génn dugg ñeneen ñëw mais nag loolu rek moo ko xewagum te loolu mu ngi nekk ci côté Rebeuss bi nële nga xam ne booy dem ci marché bi. dafa mel ni kon tey benn baat bi la askan wi jóge tey wala bokk ñi jugagun ci dox ñaxtu yi moom mooy marche pacifique di doxul jàmm bi Chérif. exception sénégalaise xëy na
jàngat bu bëri gars yi def nañ ko ci noonu sax ñi ngi jot benn communiqué bu Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane Dièye bokk ci M2D du mouvement pour la défense de la démocratie lii tamit dal na xel ñoom ñoo woote manifester tey ci ngoon mais liñ ci mën a jàpp buñ ko mënee tënk moom mooy kon benn mot d'ordre kese lañ joxe mooy une manifestation massive et pacifique chanter l'hymne national brandir fièrement notre drapeau à la face du monde, donner le plus grand respect à nos forces de défense et de sécurité, fraterniser même avec elles, s'abstenir de toute violence, pillage, dégradation des biens publics et privés, dénoncer auprès des forces de sécurité toute destruction fomentée par des milices recrutées par l'armée ou le pouvoir. Et le M2D se démarque formellement de toute attaque d'édifices publics, privés, condamne fermement celles touchant les casernes, éviter toute provocation et se concentrer sur l'objectif crié à la face du monde que notre attachement à la liberté et démocratie exigeait la libération de tous les prisonniers politiques arbitrairement détenus. Le M2D rappelle Macky Sall à la responsabilité. ñu ngi woo ci gouvernement bi aussi mu sécuriser encadrer manifestation bi daal di rek lépp loo xamante ne intégrité physique la ak yooyu. ñu bañ koo laal donc nee nañ daal notre armée est à Dakar pour nous protéger loolu aussi quand même Daouda Mine bon signal la ñoom it. ñu daal di woote jàmm surtout jël drapeau Sénégal manifester ci jàmm mais lépp loo xamante ne yàq la ak ay kas ñu bàyyi ko donc tey journée bi c'est bien parti. waaw je pense que c'est un message responsable léegi nii sax maa ngi jot benn message bu am foofu. buy wax ne